moom c'est que Charles da lay defar ba nga kii après mu commencé la di la teg bët di la iñaane waaw. Aliou Sow yaa ngi doon wax lu am importance. non je disais que sa montre bi. oui. depuis ça montre bi ci boppam. oui ñëw daal Fatou ko yaa ngi ko rek sa montre bi sa robe bi. lii lan lii ban couleur la Fatou. bi saumon la saumon la oui. ak sama frisé. sa baax na. ak sama make-up jatu soft daal di ma def nii. waaw. kii na waaw yaa ngi sa palaas. Aliou Sow waaw grand. Maxu dafa bëgg a commencé. Maxu dafa bëgg a commencé. waaw jàppale ko rek Maxu li ma wax dëgg wala du dëgg. non bu salma bi mooy bu salma bi waaye yéen lii lan ngeen bëgg yéen léegi. dañ ko dégg yéen daal nii rek. kon baax na. yow commencé la. wax dëgg yàlla. commencé la li neexul rek yéen. non commencé la. Maxu damay def benn suggestion rek avant ngay commencer je sais pas musique prochainement nga wax ci noonu privé. waaw day nekk kii bu am solo daal noonu privé. waaw noonu privé yi. waaw kay ñu bàyyi la nga wéyal. noonu privé di la jaajëfal baax a baax plateau bi comme ni ko mu yàngee voilà jaajëfal également ñu ñuy setaan tey ñu dugg si rubrique musique fas yéene waxtaane li nga xam nag moom mooy piraterie bi piraterie nag bu ñu ko waxee dafa yaatu donc man fi may njëkk taxaw moom mooy entre artistes d'abord ñoom seen biir dañuy ku ne da ngay pirate sa morom bare na ay artistes yi nga xam ne pratiquement dañu yor ay bongo single maanaam génne ko ni moom moo ko créé fekk ni yoo créé wu ko donc kon forme yooyu tam daf si am génne def album parce que da nga war a def album rek mu génn turu am naa album lay doon léegi nag ñoom am na ñoo xam mën ñu si génn parce que mënoo bis bu nekk rek di def di perte surtout album xaalis bu bare moo koy def donc il faut minimum benn 3 millions pour nga def benn 6 titres donc kon c'est pas évident du nit ki daf koy jël rek tey mën na la jàppale parce que yeneen la nga génne album mais suba tamit dafay tàyyi mujj gi day tàyyi bu ko defee bu amul retour day tàyyi donc léegi ñoom ñi si ëpp dañuy def ay single au lieu ñuy def album donc dañuy def presque tous les 6 mois wala at bu jot ñu def benn single wala tous les 6 mois ñu def benn single am ñi nga xam sax bokk 3 mois bu nekk ñu génne benn single pour exister pour gars yi bañ leen fàtte loolu yëpp piraterie bi moom moo leen koy yóbbee donc bu ñu xoolee nag forme bi nag yi nga xam moom lañ leen di pirater nag bare na coach xam naa dina si ñëw mais tey li si mën a wax moom mooy que ni tey téléphones yi clé USB yi maanaam réseaux sociaux yi donc tey WhatsApp c'est du vol ak yooyu yëpp donc ba léegi ñu ngi jaay donc léegi nag amul punition Sénégal loolu la donc fii moom loi bi dañ koy bind c'est-à-dire tey récemment da ngay gis si son yooyu ngay jot si mbedd bi boo ko dégloo da ngay gis ni artiste boppam moom moo piraté boppam xam na ni léegi noonu la mën a def pour que moom mu am si même bu dee 500 francs lañ jaay CD bi xëy na am na si 200 wala xëy na am na si 300 je ne sais pas en tout cas da ngay gis ni si début son bi da siy def labelam wala mu def si li nga xam ne mooy identifier que ni moom léegi actuellement ses propres
artistes yu bari léegi noonu lañ def surtout diva yi donc wala ñu mel na tey Coumba Gawlo comment dire excusez-moi ku mel na Kiné Lam ñu si mel na tey Fatou Guewel ak ñeneen dañuy def album lëmb 10 titres wala ñu def 12 titres wala ñu def sax double album mais morceau bu nekk dañ si woy seen benn nit pour que nit boobu également xëy na jël si benn lot wala mu jox leen voilà wala mu may leen xaalis donc loolu tamit day tax ñu aussi ñoom ñuy préparer li nga xam moom mooy événement yi parce que naissance date de naissance am ba yow dañuy créer anniversaire wala événement pour que ñu mën si génn parce que boobaa nag ñu ko wax natt la xew la teral bon gis nga ni grand théâtre yi di demee ba peut-être sa spectacle bi si war a am dëgg day yàqu tey ji par exemple da ngay gis par exemple bu ñu taxawee si grand théâtre boobu forme bi ñu koy defee ñoom bu ñu woyee seen nit après tuddee ko bés bi tuddee ñoom bu ñu ñëwee si biir morceau bu nekk am na ko koo si way mais kooku tamit dafay ñëw ak délégation am indi géwalam day jël micro bi ñu wàcce musique bi c'est-à-dire ban loolu laa côté boobu laa gën a contre quoi c'est-à-dire mënoon nañu bàyyi musique bi dem ba jeex sax bokk wala bokk bala ñuy entamer musique bi son bi sax ñu jël li ñuy jël ñoo xam parce que loolu tamit moom moo leen di dundal mais aussi tamit bu ko defee ñu jouer musique bi mu correct ba mu jeex quoi mais si biir musique bi la ñuy wàccee géwél bi wax nangam déjà yàq nañu œuvre bi donc ak yooyu donc kon bokk na ci yi ma gën a naqari yi may je xaw ma dootu amati concentration nit ñi lay seetaan sax dootuñu amati envie seetaan la parce que nit ñi yow la ñuy seetaan mais seetaan ñu géwél bi. am nañu si professionnel ah. comme cassette bi doxatul jaayatuñu album et que li ñu gën a remarqué tey boo demee si léegi CD la gars yi di génnee léegi dem nañu ba boo demee si kër yi fi am lecteur CD bariw déjà nga am benn lecteur DVD pour se rendre kii rare na actuellement parce que lépp yaa ngi si YouTube bi télé léegi day am YouTube am lépp donc soxlatoo ay DVD soxlatoo lecteur donc kon léegi mu porter le préjudice am na ñoo xam ne clé lañ lay jaay clé bi la ñuy formuler am ñu ko jaay seen nit yenn prix yi ok en tout cas ñu ngi organiser wu ñoom ba xëy na la ñu dépenser pratiquement si album bi daañu fexe ba mën naa fi citer Omar Pène Youssou Ndour Titi Wally Balago Momo Dieng bari entre autres am na ñoo xam ne moom laa doon wax si 2019 bi am na ñoo xam ne sauvé nañu honneur bi au moins génne nañu album parce que album yi gars yi dañ ko namoon parce que bu njëkk boo amee seetlu décembre bu daan ñëw 31 décembre da nga doon affluence bi gars yi dañuy dem Sandaga wala ñu dem nanga yenn point de vente yi parce que Omar Pène dafay génne parce que Youssou Ndour dafay génne parce que Aliou Baldé parce que mais léegi comme li nga wax noonu kenn mënul dëkk si perte mënoo def album plus de 7 millions wala lu ko ëpp te mënoo doo jaay sax benn 500 000 wala doo jaay benn 1 million je pense que ni boo ko defee tey defaat ko def vidéo bi au moins muy daw si réseaux sociaux yi daw si yenn télé yi donc single bi di daw si rajo yeeg yooyu bu ko defee au moins bu amee arbre de Noël ñu jël la quelque part bu amee par exemple
xam nañu ni léegi album doxul. xam nañu ni single rek la ñu mën a def donc même vidéo bi dafa cher léegi parce que qualité lay laaj dafa am ay normes yu muy laaj. donc xëy na da ngay dépenser au minimum. Actuellement nii léegi affluence boobu la ñu am donc si yenn resto yi si yenn hôtel yi si de la place donc ñoom dañuy ñëw def ñiy def 21h ba 1h du matin ñuy jël 1h du matin ba 4h du matin donc pour au moins woo seen nit di leen way donc et puis de produire au moins une fois 2 fois. am na artistes yi nga xam sax dunduñu ci seen art mooy que ne art bi bon turu et da ngay exister rek pour mën a am mën a voyager pour mën a am yenn parce que pour wax ci tournée yi nga xam ñoom ñu ngi koy am extérieur en général du tourné wu nañ ma baal du ma ne du tourné wu dara quoi mais au moins communauté africaine bi fa nekk wala sénégalaise bi fa nekk ñoo leen di woo ci benn salle bu ndaw wala benn hôtel wala benn restaurant donc ñu jouer fa mais tant mieux l'essentiel ñoom bopp et que ñoom tam dañuy namm loolu peut-être artiste dañu koy seen de loin ci télé ci réseaux sociaux yi dañuy soxla ñoom tamit ñu ñëw mais kon piraterie bi ñoom mi ngi leen di gaañ fii mais ñoom ñu ngi koy jéem a dabu ci yenn spectacle. Maxu man foofu laa bëgg a intervenir damay laaj. tey jii bu ñu réglé woon le problème de la piraterie. bu ñu ko réglé woon est-ce que mën na dund est-ce que vente cassette yi. wala kii yi mën na dundal. non vente yi léegi moom il faut dire que ni jàpp naa ni c'est impossible ou. xam nga am na ñu xam dañuy wut prox ndoll même si réseaux sociaux yi moo xam si yenn kii yi dañuy fexe ba jaay fa seen CD c'est-à-dire fa lañ koy dugal yow da ngay télécharger li ngay télécharger am golooy fay pour par son léegi ñoom si loolu la ñuy am mooy vente bi mooy système mooy ñi xam am nañu doole am ko jënd kon ñoom léegi ñoom si réseaux sociaux yi wala si internet bi la ñuy dem si yenn kii pour bañ def publicité donc ñoom si la ñuy dem dugal son bi wala dugal album bi bu ko defee nga télécharger ko à partir de là-bas. am benn kii bi nga xam te lu mel ne Sodav xam nga BSDA la woon léegi mu nekk Sodav léegi ñoom ñu am nañu politique bi nga xam ñu ngi koy def man jàpp naa ni mais non man li ma wax nii sax fa laa bëggoon ñëw si kii bu Sodav bi. sama question dafa précise. vente mënatul nekk. voilà loolu xam nga man lu ma bëgg a xam. mënatul nekk. dama bëgg a xam xam nga bu njëkk ba xaaral may ma. waaw allez-y xam nga bu njëkk ba. y avait des kii de vente yo ay Talla Diagne. waaw parce que amul cassette. ñooñu. amul lecteur cassette. léegi amoo lecteur cassette amoo lecteur CD amoo. waaw loolu laa leen non non attends Mahou man sama question dafa tellement simple. bu dee piraterie bi réglé woon nañ ko une bonne fois. mu jeex amatul. est-ce que tey jii jaayi cassette nga kii jaay cassette kii est-ce que loolu dina dundal artiste bi. waaw mais moom laa la wax xam nga piraterie bi d'abord. waaw wala déet. waaw déglu ma ne jaay cassette mënul nekk parce que piraterie bi mënuñu ko régler xam nga lu tax mënuñu ko régler. non c'est dama la jox rek. les gens maintenant ils sont mobiles. non moom la wax téléphone dañu koy yóbbu parce que dégg li ma xam non c'est que xam naa yow doo ma comprendre. man xam naa li nga wax de. yow li nga wax ni yëpp dama ko bëgg man dama bëgg xam ndax li woon démb. ndax mën na am ci kaw ñu régler piraterie bi ndax tey jii Salma Fatka Aliou Sow ni ñu daan def bu njëkk ba dem jëndi cassette
nga gis kenn nga xam ne naan yii diw de Viviane de génne na dem kii wu Talla Diagne fees dell yeneen kii fees dell loolu laa est-ce que loolu amati na mënati na parce que contexte sa ordinateur portable ordinateur te loolu raar na léegi. léegi parce que lu tax doo sonn parce que léegi sa téléphone yow loo bëgg son boo bëgg boo bëgg a tax boo ko bëggee déglu ko sa téléphone. kon soxla su ngay jël teerutul nga ci sonn parce que benn fàtte day ñëw ne la WhatsApp ma ko. mënatul nekk léegi nag WhatsApp ba ma ko boobu noonu léegi WhatsApp ba ma ko. yónnee ma ko. nangam ma ko wala si YouTube beeg wala si internet bi. léegi foofu la gars yi mën a gagné. si intelligent. waaw Mahou dama doon laaj. ak complicité nag Sodav. waaw non non Sodav moo lajj benn côté. ci mission parce que moom moo war a protéger bépp artiste boo xamante ne rek yaa ngi génne kii. waaw mooy dëgg la moom laa ak complicité am rek c'est-à-dire pour man ba tey ñoom ñu ngi si sax am na ñu ngi liggéey. peut-être que xëy na xam nga Sénégal moom liggéey bu des fois day yéex ak ñoom am na sax artistes yoo xam ne jógoon nañu commencé contre sax Sodav di def def ay série de sitting ak yooyu. donc voilà mu ngi noonu moom laay wax loolu laa wax. ñu koy accusé ni waa kër yu mi ngi noonu donc mënuñu dañuy wax ni am mënuñu nekk juge et partie donc ñoom dañu am label am télé am rajo am leneen jën donc vraiment ci Ngoné Ndour contre ma ko elle fait de bonnes choses mais c'est que moom sax tooñuñu moom mi ko fal mënoon na ko jox beneen poste bu bokkul affaire u musique affaire u artiste affaire u nangam mu dem jox ko mu jox ko comme que dafa bëgg xaalis dégg nga dem jël benn président de club jox ko pour mu jiite ko. neutralité mënul am. da ngay nekk juge et partie. am nañu ay idées mais doon nañu dégg naa sax ñu doon wax ni oto bu nekk sax da ngay fay nangam da ngay fay lii da ngay or que ni pour man yooyu yëpp tam dafa am lu ko jiitu conscientiser nit ñi waxtaan ak nit ñi pour mën a xam nag fan la ñu man foofu mën nañu am contrôle bi peut-être ñu am lu ñuy amputé si li nga xam ne tey jii moom mooy taxe yu ñu siy teg si téléphone si lu mu mën a doon bu ko defee ñoom ñu mën a fay droit yi sans compter bon peut-être rajo yi télé yi ak yeneen yi nga xam peut-être pratiquement ñoom xam nañ ko miin nañ ko xam nañ foofu la ñu mën a jël droit yi mais droit yi rek doyul c'est-à-dire kon tey jii naka la ñu mën a organiser artistes yi également parce que ni ñuy génne tam dafa kii artistes yi dañuy génne sans ñu jaar foofu duñ ko peut-être Sodav du xam sax génne nga da ngay jël rek sa benn live jox ko benn rajo wala benn télé wala mu nekk si marché yi gars yi di ko dupliquer donc kon mënul maîtriser loolu yëpp donc kon pour man am na benn organisation bi xam tey jii mënoon nañu ko mën a dafa pare bala ñuy wax. ci loolu Maxu ci ba tey mbirum Sodav wax yooyu xam nga artistes yi ñoom gis nañ leen fan yi ñu génn di kaas maam góor ak ñu nekk ci ginnaaw ak yooyu ñoom nee nañ BSDA sax moo leen gënal Sodav bi ñu fi indi parce que BSDA au moins doon nañ leen fay 3 fois ci année bi mais léegi benn yoon lañ leen di fay maanaam dañ leen doon jox ndékki añ reer mais léegi ndékki kese lañ leen di jox dagg añ bee reer bi loolu tamit problème moom daa juddu rek gars yi di ñaxtu. ba mu fi nekkee yàggul sax à ce point ba tey aussi ba tey dëgg bi quand même mooy xam nga nañ ko wax tëddee mooy Ngoné Ndour moo warul jiite Sodav.
d'abord au départ par souci de transparence et pour éviter les conflits d'intérêts loolu la ñu war a njëkk def ba pare après bu ñuy choisir am problème parce que bi ñoom Mame Goor di génnee di kaas mbirum Sodav am na yeneen artistes aussi yu génn ne ñoom gis nañ seen bopp ci Sodav alors que dañoo war a nekk benn mais en général en tout cas en général ñi gis seen bopp ci Sodav yëpp mooy ñi nga xam ne am nañ ay intérêt au niveau de xippi ak yi demee noonu ñooñu kese la ñoo koy wax mooy ñàkk dégg bi may wax artistes yi indépendant yëpp en général ñoo xam ne seen leenu bopp la ñu Wally Seck par exemple moom nee na gis na ci boppam te pourtant bokkul ci parti politique nekkul ci waaw mais xam nga Wally ne dañu fausser casting bi parce que Ngoné Ndour warul diriger Sodav. Ngoné Ndour mënul diriger une grosse structure boo xam ne musicale la ak yu demee nekk dans le business. ñooñu forcément les privilégiés. mu def ko ci kaw mu def ko ci suuf wala mu def ko à côté wala fu kenn xamul. mais forcément da ngay xam nga ni loolu. xam nga tey boo nekk bu la. waa léegi may ma dama lay laaj dama ne c'est vrai ah yow di ngay wax dëgg la. gis nga sax xel moo ko dul kay gis nga. même sax. bu fekkee ne parce que nit ki tamit da nga koy kii rek bu ko mooy dama ne même bu fekkee ne Ngoné Ndour mu ngi jaarale affaire bi yëpp yoon. mais xel moo nanguwul. comme li Aliou Sow wax. muy jiite xel waaw léegi fi ñuy jeexale peut-être moom mooy ñi nga xam mooy ñooy jaay CD yi parce que boobu ñoom ñooy les grands pirates ñoom ñi nga xam ñooy jaay CD yi si mbedd bi ñoom ay pirates non loolu moom moo yées ñoom la parce que ñooñu tey boo génnee CD original bi ñoom il suuf ñu am si benn rek lañ siy jënd dañ koy jënd daf leen koy jaral sax dañ koy jënd après ñoom dem nañu dupliquer yu bare donc yow fi ngay jaay ñoom dinañ la déglu bu baax kenn du jàpp sàcc bi. Maxu y a problème. voilà waxtu bi moo ñu xoj trop waxtaan bi am na solo. espérons waxtu nit ñi xojee métti de. espérons que dinañ la déglu ba jël si ay mesures yu sévères quand même parce que dafa nekk problème boo xam ne dafay persister depuis bu yàgg ba tey. voilà léegi Maxu ñu bàyyi la nga tàggatoo. waxtu bi xam nga waaw. nañ bàyyi Maxu mu tàggatoo. waaw léegi waaye yow. voilà donc di la jaajëfal. comme d'habitude waaw comme waa jaajëfal également tamit pertinence su ñi nga xam ñoom laa seqal plateau bi parce que aussi tamit ñun mënuñu dara dañuy indi rek teg mais ku si nekk da nga am sa mot à dire parce que ku ne am na ñoo koy jàngatee. donc xam naa ni beneen àllarba rek beneen mercredi. ak beneen daanaka incha allah beneen invité bu soobee yàlla mercredi moom incha allah daañu am invité de taille de marque. incha allah bu ko defee ñu daal di. xumbal tuuti waaw. d'accord incha allah loolu dinañu di nuyu ñëpp nag ñi nga xam ñu ngi ñuy jàppale. di ñu suivre également si Walf TV ak fi nga xam mooy rajo Fara FM 93.6 di leen wax rek tout à l'heure 10h ba 13h maa ngi si 93.6 si émission boobu di rajax. waaw kay am na solo ñu kii ko ba mu rajax daal incha allah léegi dañuy ñëw